seen kóolute mooy suñu mbégte yéen mbokk yi safoo seen télévision ITV dale nag jàmm ci xibaaru marax yi bokk na la ca gën a fës coow la am ci institut Sainte Jeanne d'Arc bu Ndakaaru ñoom nag ci li ñu tënk di seen règlement intérieur moom la ñuy doxal ci seen boobule daara moo tax lu ëpp ci ay ndongo démb ba ñu ñëwee ci dallu ga dañ leen a ber laata ñu leen yebal ci seen kër loolu tax nag waajur yi daal di mer ba futtu lan la ci constitution réewum Sénégal wax rawatina article 8 bi yaatali ci biir xibaar yi lay daal di doon ca autoroute bi nemmeeku nañ ay accident yu métti yu fay faral di am nem sax ñi di takkadeer yi am nañu jumtuwaay ngir mën a gaafar loolu ñenn ñi nag ñi di automobiliste yi ñu bëri ci ñoom duñu sàmmonteeg li ñu dippee code de la route ca Kédougou nag lañ fas yéene ndar képp xibaar yi dem gëstu ji ñaari grotte di bërëb yi ñu dippee Ecolo ak Dendifelo ñaari grotte yooyu nag bu ci nekk ak askan wa fa dëkkee nanu ko doon jëriñoo looloy ponk yi bu jeexee mbokk yi dañ ci toftal xibaari biti réew laataa ñu koy yaatal. asalaamaaleykum mbokk yi xibaar yi ni ñu ko junjee lañu koy daal di dooree wax ci wàllum njàng mekk njàngale mi utali ca coow la xew ca institut Sainte Jeanne d'Arc bu Ndakaaru foofee nag waajuru ndongo yi dañoo daal di mer bu futtu gannaaw nag ba ñu jëlee ñenn ci ñoom daal di leen ber ca jamono ji nga xamante ne ña ngay ubbi boobule daara ber ga nag après mujj gi dañ leen a mujjee yabal ci seen kër ndax yooyu leen ndongo dañoo ñëwoon ak seeni muuraay loolee règlement intérieur bu daara ja da koy bañ juróon na fi nag ab coow ba saafara amoon si waaye mbir mi nag tàmbaliwaat na lan la ci constitution bu réewum Sénégal wax rawatina article 8 maître Moussa Sarr nag sekk nag waxtaan wi yaatu ak Moustapha Gabar Diop ak Cheikhou Gueye. tere bi ñu tere ñiy muuru ci institution Sainte Jeanne d'Arc bu Ndakaaru lu ñu xamle woon la ci seen règlement intérieur bi parents yi xaatimoon moo tax kilifa yu école bi appliqué ko ci rentrée scolaire bi tàmbali ci talaata gi. waaye ñu ngi laaj ni ndax bile règlement méngoo na ak article 8 bu charte réew mi. suñu constitution charte réew boo demee ci article 8 pàcc juróom-ñett dafa ne réewu Sénégal dafa jël ay matukaay pour képp ku fi nekk nga mën a doxal sa gis-gis ci mbiru diine kon xam nga boo jëlee règlement intérieur boobu bu nekkee ne ñoom noonu lañ ko déggee méngale ko ak constitution day jur jafe-jafe parce que buñ ne diw. am nga sañ-sañu doxal sa diine ni nga ko bëgg a doxale xam nga su boobaa kon am nga sañ-sañu muuru comme am nga sañ-sañu bañ a muuru kon su boobaa soo muuroo ñu la da nga violer règlement intérieur su boobaa jàpp naa ne règlement intérieur boobu méngootul ak suñu constitution. suñu sukkandikoo ci maître Moussa Sarr li yëpp dafa war a tax ñu amal débat bu yaatu jëm ci laïcité. parce que laïcité France dafa am histoire. muy commencé foofu 1905 dafa am lu ko waraloon mais ñun dañu am nañ laïcité certes jàpp naa ne lu baax la mais nañ ko méngale ak continuer di ko doxale ni ñu ko mas a doxale ci réew mi mooy donte diine yi dañu am seen sañ-sañ doxale ni ñu bëgg a doxale mais état bi nekku ci jàmbur moo di lan bu waree jàppale diine bu mu mënti doon na la jàppale taxawu la pour nga doxal la nga war a doxal jàpp naa ne loolu lu rafet la. kon ñun nañ continuer ci li nga xam ne moom méngoo ak sunu aada te bañ a di toppandoor ay wax ak ay coow yoo xam ne mu ngay tas fam nekk France ñu bëgg ñu ko indil fii. ci fàttaliku bi école bi di tëj daaw kii di Mamadou Talla di jëwriñ bi am wàllu jàng bi xamle woon na ni institution Sainte Jeanne d'Arc li ñu fas yéene tere àndul ak suñu constitution si noonu république bu Sénégal lu laïque lu démocratique ak lu social la. Moustapha Gabar Diop ñu wutali ca autoroute à péage wax ci wàllum dem géek dikk gi ak ñàkk yaru yenn ci dawalkat yi nga xamante ne la ñu dippee code de la route néew na lu ñuy sàmmonteeg moom li ñuy nemmeeku nag li ñu dippee excès de vitesse maanaam dawal loo xamante ne ëpp na la ñuy mayee ca autoroute à péage ba li ñu koy nemmeeku bari na njeexital yi nag mooy day faral di jur ay jiyee takkadeer yi ña nga ca dóor waar am nañuy jumtuwaay waaye jumtuwaay ya ñu yor dafa am fa nga xamante ne fa la yem teewul Omar Kane Augustin Manda. ci ay vitesse yu jéggi dayoo la oto yi di daw ci autoroute à péage bi pourtant panneau yi wane limitation de vitesse yi ñëpp ñoo koy gis.
ab autoroute gu amul radar waaye yenn say gendarme yi taxaw di contrôler. ci ab passerelle le gendarme yi taxaw ngir xool oto yi jéggi vitesse limite bi. tey jii dañoo def dispositif lutte contre les accidents ñu installé nag appareil bi nga gis nii muy cinéomètre ñu teg ko ci kaw passerelle bi pour xool oto yi nga xam ni yi jóge Dakar di génn ñi ci daw benn vitesse bi ñu xool parce que fii 110 lañ koy limité waroo daw lu ëpp 110 buñ la xoolee ak appareil bi ba xam ni li nga daw ëpp na 110 dañ lay annoncé beneen élément bi nekk fële ci BPV Thiaroye ñoom ñoo lay intercepté par rajo la ñuy wax ak ñoom ni leen tel véhicule immatriculé tel de couleur tel def na excès de vitesse mu ngi rouler à temps à l'heure donc intercepté leen ko ngeen dugal ko ci aire de repos bi contrôlé ko. ñu jël numéro matricule oto bi jox ko gendarme yi nekk ci poste péage bi nekk seen kanam. fii nii ci espace noppalukaay bi le gendarme yi di taxawal oto bi ngir wax dawalkatu oto bi infraction bi mu def. oto yi nga xam ni jàpp nañ leen excès de vitesse ci appareil bi dañ leen di indi fii dañ leen di orienté ñu dugg ci aire de repos bi parce que fii rek dañu war a mën a contrôler oto bu ko defee ñoo xamal leen ni yaa ngi doon daw vitesse nangam te ëpp na li nga fi war a daw léegi nag bu boobaa yow bu la neexee nga ni dawuma ko matu ko li ma daw matu ko ñu daal di indi appareil bi wan la rek image yi nga xam ni li nga def noonu la mooy li appareil bi génnee. infraction goo xam ni daanaka dawalkatu oto bi mënu koo weddi. nee na li mu doon daw dafa bëri waaw d'accord naa man 110 la ma wax ne moom mu waroon daw léegi man daw naa 114 kon kay d'accord naa ne man maa juum koy léegi. waaw lii moom baax na ku ñu si jàpp benn yoon duñ la si jàppaat. li ñuul ci soow mi mooy que ni cinémomètre mi dafa am ay limites. radar moom amaguñ ko xam na ay projet la dina ñëw ci kanam. mais li ñu amagun léegi mooy cinémètres yi ñu def sur pied te bu ñu neexee ñu déplacé ko yóbbu ko feneen. li koy firnde ñun daw nañu 140 km/h fekk war ñu woon jéggi 110 km/h te kenn waxuñu dara. fii ak ñu ñuy notifier suñu infraction jàpp nañ ni teg ay radar ci autoroute à péage bi dina yombal liggéeyu gendarme yi te dina wàññi bu baax accident yi. jaajëf Omar Kane daan yi nag ñu ngi lay xaar ci suuf ñu wax leneen ci biir xibaar yi bër gi jeex na ci gouvernement wu Sénégal tey jii nag soobuwaat nañ ca liggéey ba dooree kooku conseil des ministres bu njëkk gannaaw bër gi ñu nekkoon ci noonu nag askan wi ngi doon xaar li ni mel bu baax ndax jafe-jafe yi dañoo bëri jamonoy nawet bi ñu nekk saafara nag la ñuy xaar mu war a tukkee ci gouvernement wu Macky Sall ki ñooñam Moustapha Konté Youssouf Konté Mafal Fall. alarba ji yemook ñeenti fan ci weeru septembre yemook bis bi nga xam ne gouvernement bu Sénégal dellusiwaat ci ay liggéeyam gannaaw benn weeru bër fii ci place de l'indépendance sénégalais yu bëri di dox seeni ay soxla waaye terewul jafe-jafe yi sonal askan wi yittal leen ba ñu koy xamal nguur gi. déjà y a des problèmes d'insécurité donc war nañ mën a xool yan kaaraange lañ mën a jël pour que population bi mën a dox avec un esprit tranquille aussi y a le cas des inondations ce sont des problèmes yoo xam ne bu ci gouvernement bi taxawee dëgg nit ñi dina mën a am genre satisfaction totale ci gouvernement bi quoi. gis nañu ne jamono ji accident yi bëri na surtout accident yoo xamante ne sax yuy faat ay bakkan la ci loolu nag gouvernement bi war na ci mën a taxaw woote conseil interministériel sax su ko jaree jéem a ñaax surtout côté communication bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy way jëfandiku oto yi muy chauffeur yi di usager ñi nga xamante ne ñooy dugg ci oto yi ñu xelal leen waxtaan ak ñoom. jafe-jafe yi foo ko natt weesu na ko ci gis-gis yenn sénégalais yi am ci ñi nga xam ne sax am xëy moo ub seen ay bopp. jeunes yi Sénégal yi nga xam ne jeunes yi tey ñoom ñoo war a yore avenir u Sénégal mu tal leen liggéey. parce que liggéey ci boppam amatu fi nit ñi da ngay stage da ngay jàng am say diplôme léegi diplôme moo gën a yomb liggéey da ngay jàng ba sonn doo am liggéey après tu te retrouves avec les petits boulots ñaareel bi vie bi mu wàññi ko logement cher na jàng bi cher na lekk bi cher na lépp a cher. lu jëm ci suñu wàllu mbindaare yi sénégalais yu bëri di xaar nguur gi andi ay leeral
ci yorin bi. parce que ñi ñu ngi wax gauche ñu ngi wax droite mais bëgg nañu xam ñun suñu pétrole lan mooy fu mu toll fer bi ñuy wax fan lañ toll yaakaar naa ne dindi tuuma wala bu dee tamit dañuy def une bonne communication point de presse ba am gouvernement bi la wala benn communiqué ñun ñu xam ñun fer bi nga xamante ne ñu ngi koy jiiñ nguur gi ak pétrole bi ñu wax ñu ci lu leer loo xamante ne dinañ ko mën a xam. gannaaw benn weer mbër bi ñu amal Macky Sall ak ay gaayam ñibbi si fekkaat ay soxla yi ne temm askan wi di ñaan ñu andi ci ay saafara ci ni mu gën a gaawee. Youssouf Konté ñu daal di wax ci leneen li nekk ab téere bu yees la doomu réewu Canada bi di Jean-Louis Roy moo ko daal di xaatim boobule téere nag mi ngi ko dippee Bienvenue en Afrique le chantier du siècle ci téere ba ma nga cay wax tolluwaay réewum Afrique ak li koy xaarandi ci ay projet ngir mën a suqali bu baax continent bi di Afrique leeral yi dañ ci ànd ak Cheikh Sall. adduna bi di soppeeku Afrique di am xarkanam gu yees. Bienvenue en Afrique mooy turub téere bi nga xamante ni bii tubaab bi jógee Canada tudd Jean-Louis Roy moom la bind ñu fësal ko ci édition Feu de Brousse fii ci diwaanu Ndakaaru muy téere boo xam ne da koo bind ndax mu ne jàpp na ni continent bu Afrique ëllëgu àdduna bi ci moom la nar a wekku. Alors ce qui s'est passé c'est immense. li xew dafa yéeme lool day wane ni jamono ji àdduna bi wëlbatiku na te comme mi faretul rek ci nasaraan yi waaye mu ngi wëlbatiku ci jëm ci diwaanu Afrique ak fi nga xam ne moo di Asie defaree ñuy defaree technologie terrain yeeg oto yeeg yëpp jamono ji ñëpp mën nañ ko mooy gis-gis bi nga xamante ni bi sax président bu France amoon na ko di wane ni loolee dog na te jamono ji mën nañu wax ni ëllëgu àdduna bi wekku na ci diwaanu Asie ak Afrique. Avec l'Asie, oui. Docteur Cheikh Tidiane Gadio moom mi liir te jàngat bi la téere mu ngi wax ni li mu gis ci bi la livre moo di dog goo xam ne gis-gis ak joxoñ yi jóge bitim réew dog na ko muy ay xalaat yoo xamante ni bii war nañ koo biral. beneen changement bi am ci monde bi mooy lépp léegi mu ngi ci ordinateur yi nouvelle technologie mooy numérique mu ne Afrique mën na ci am wàllam parce que 2050 dinañ am 1 milliard d'Africains yu branché ci internet bi 1 milliard. ensuite nee na dañuy am classe moyenne boo xam dina am lu mu jëndee lu mu fonctionner classe moyenne boobu. mu ne dina nekk masse de consommateur buy dépassé milliard boo xam ñëpp dañuy daw ñëw fii nee na aussi adduna bi ñëpp réew yëpp a ngi màgget continent yëpp sauf Afrique dinañ am 1 milliard de jeunes yu am moins de 18 ans en 2050 nee na loolu yëpp boo ko boole Afrique vraiment war na gëm boppam xam ne war na mën dem kanam. ci biir téere bi Jean-Louis Roy mu ngi xamle ni xëttaloo gu àdduna bi xëttaloo ak yokkute gi nga xamante ni bii xarala yu yees yi yokk na ko tax na bu baax a baax àdduna bi du soppeeku gu am solo loolee sax moo tawu comme bu yokk bi nga xamante ni bii continent bu Asie am na ko ci juróom fukki at yi nga xam ne moom la ñu génn te loolee mooy dëgmal continent bu Afrique jamono ji ma waral bindkat bi wax ni Afrique ci boppam mooy chantier du monde maanaam liggéey yëpp fii lay mujjee. ñu wax ci leneen ñoom nag dañoo taxaw temm ngir xeexe si ne bar bi ni muy doxee ci yenn ci réewu Afrique yi looloo waraloon nag ñoo am ab lël bi nag lañu ca jot a jëlee bokk na ci ñaari ponk fexe ba ni ñuy méngale texte yi waaye it ñu am benn base de données boo xamante ne des ci mën a sukkandiku ngir xeex wi gën a dox Cheikh Assane Fall Sidiña boole doole yépp mu nekk benn xool tamit nu ñuy def ba fii ci sous-région bi ab collaboration am ci diggante takk der yi loolee de suñ ko boolee mën naa yokk doole trafic de drogue bi ñuy xeex fii ci Afrique sowu jant. lépp loo xam ne dafa jëm ci sanction yi am na benn certain degré boo xam ne war na am conformité au niveau de l'Afrique de l'Ouest. donc harmoniser peine yi man foofu mooy loo xam ne mooy priorité numéro 1 ba nga xam ne tey bu dee Sénégal nga defee sa crime wala Côte d'Ivoire wala Nigéria yoon bi buy daanu sa kaw mën daanu sa kaw de façon effective tey kenn mënu ci rëcc. une certaine coordination ci frontières yi entre les différents États pour perturber circuit yooyu taxaw. ab xeex boo xam ne su fekkee ne bëgg nañ cee am ndam faw ñu xool nu ñuy gën a yokkee doole suñu takk der yi lee. donc boo leen yëgee équipé leen lépp lu nga xam ne mooy trafic de drogue dëkk bi jaar ci lu ñuy wax état de droit lépp loo xam ne mooy perturber trafic bi plan yi mën na taxaw. c'est vrai que ñuy def trafic bi am nañu ay moyens mais tamit état bi bu dabee seen moyens yi jëmale ko ci force d'application de la loi perturbation bi day gën a yomb. ab trafic boo xam ne day wéyti am doole ci sous-région bi suñu seetloo li ñu jàpp ci chanvre indien ak cocaïne ci fan yile nu mu mel la
boo seetee ba seet fii Sénégal saxluñu fi feuille de coca bay cocaïne di ñëw fii donc saisie yu ñuy def temps yëpp mi Guinée-Bissau presque 2 tonnes Cap-Vert 2 tonnes Sénégal 1 tonne 2 dafa am fu mu jógee donc route la am na plateforme boo xam ne taxaw na bu koy indi lu am ba am mooy tamit am na trafic au niveau régional mooy trafic cannabis bu fi am na culture au niveau local am na culture ci yeneen dëkk yoo xam ne peut-être mi ngi touché yenn dëkk de la sous-région. takk der yu Sénégal ak yu nekk ci sous-région bi daje ànd ak waa ONUDC ak tamit projet bii di ECOWAS ñu daje ngir xool nan la ñuy def ngir mën a boole seeni texte mu doon benn ngir gën a mën a xeex bi liy trafic xam ne coono rek lay jural sunu réew yi le Cheikh Hassana Fall ci wàllum yoon journaliste bi di Adama Gueye tey jile doyen des juges déglu na ko ci lu ñuy dippee le fond du dossier ki ko xam ne nag mooy maître Khoureychi Ba ci noonee nag ñoom ñi nga xamante ne ñoo koy layool di ay avocat am daal dinañu dugalaat lu ñu dippee ab bàyyi neges ndiku di liberté provisoire ci fàttali Adama Gueye li tax caabi féete ko ginnaaw bokk na ci yëkkati ay kàddu yu warmaalu daal di koy gàll ci ndodd njiitu réew mi waaye it lu ñu dippee atteinte à la sûreté de l'État. ñu wutali ba tey ci kaso Rebeuss wax ci wàllum yoon gannaaw génnub àdduna Assane Ndiaye ak Babacar Mané ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août ñi nag ab kuréel la dañoo bootu ci ginnaaw Amnesty Sénégal ña ngay ñaawloo ñi caabi féete ginnaaw nañuy dundee ca kaso yi rawatina ca Rebeuss ci noonu nag daal di nañu soobu ci doxub ñaxtu bu ñu war a amal juróom-benn fan ci weeru septembre bi jubluwaay gi mooy dañoo bëgg ñu gën a ñoŋal dundin nga ca kaso yi. it sax ñu tabaxaat ay kaso yu yees ci réewum Sénégal Mamour Tall tey moo yoroon seen kàddu. prison maanaam sécurité dafa war a am maanaam nit ñi dañ faa war a nekk ci jàmm nekk fa ci salaam mais boo fa gisee nit ñu ne prison am na ku fa gaañu rek mooy que situation bi garaaw na chaque fois ñu naan ay non dañ doon xeex walla dañ leen doon dóor alors que loolu warul am ci prison ba faat ba kenn di ci am. donc léegi. boo gisee ñu def conférence bii ni ñu leen fi woo tey nii mooy que dañoo bëgg képp koo xamante ni yow àq ak yelleef doomu aadama yitteel na la maanaam nga ñëw fekk suñu dooleel ñu ajjuma dañuy bëgg a def benn marche boo xamante ni bu ñu jullee tisbaar ba pare ñu tàmbalee ko place de l'Obélisque dox ba RTS pour naqarlu suñu condition yi nga xamante ni suñu frères yi ñoo ngi foofu noonu di ko fa dund. ñu wax ci wàllum wér gu yaram yitte loolu askan wi bateau Merci Ship nag yegg si woon ci Ndakaaru fukki fan ak ñeent ci weeru août boobu ba tey nag ñuy tànn ña nga xamante ne ñoom la ñu war a dalal ca boobule bateau ngir faj gi gën a ñoŋ ñooñe nag bokk na ci lu tollook ñetti téeméer ak juróom fukki yu bàyyeekoo ci région bu Thiès Fatick ak Diourbel faj gi nag mi ngi war a tàmbali fii ak ay fan yu néew Sidi Nia Pape Ibrahima Ndiaye Moustapha Gabar Diop. ONG Merci Ship amal na ab tànki nemmeeku ci biir bateau hôpital bi ñu dippee Africa Merci loolee jëm ci nekkinam fii ci Sénégal ci diiru fukki weer ci kaw loolu lu toll ci ñetti junniy nit yu am ay jàngoro yu laaj yenn ci ay opération dinañ ci mën a faju consultation yi activités chirurgicales yi mu ngi war a door semaine prochaine te defe naa léegi ñu commencé ci yeneen régions yi aussi di indi malade yi pour ñu leen di jël en charge pour mën a def traitement chirurgical. bateau bi nag lu wuteeg jàppale gu mu nar a jàppale ñi amee ay doomu jàngoro yu laajte ay opération dina jàppale tamit ay ndaw yu yëngu ci wàllu wérgu yaram ñu tàggatoo. chirurgiens yi ak technicien maintenance yi région bu nekk ak structure de santé bu nekk dafa am ñu fay jëlee parce que affaire bi du affaire u Dakar du affaire u capitale régionale. donc dinañ dem ba ci gox-goxaan yi mais loolu dañ ciy liggéey ak suñu partenaires yi parce que ci wàllum formation xam nga day am durée te il faut mu nekk planification boo xam ne planification bu mucc ayib la moo tax ñu ngi xool nan la ñu mën a def ba l'ensemble des structures de santé mën a am un représentant ci biir formation yi ndax mu permettre Sénégal bu ñuy demee ñu continuer aussi di mën a lawal li nga xam ne mooy expérience bi ñu am fii. ci biir bateau Africa Merci bile am na lu toll ci lu ëpp ñetti téeméer bénévole
ñoom nag seen liggéey xaaruñu ci dara te ci diir bu fi bato bi di nekk fii ci Sénégal ñoom seen liggéey dina am solo lool ci jàppale waaye fecckat yi nekk ci biir bato bi. ci fàttaliku ñaar fukki fan ci weeru mars 2016 amaloon nañ fi li ñu dippee référendum ci biir référendum boobu ponk ya nga xamante ne moom lañ ca doon wate bokkoon na ci li ñu dippee it statut de l'opposition maanaam ku jegi seen taxawaay ka koy jiite boobu ba tey nekk mbir mi furaas maanaam ay avancement yi ñu ci doon xaar gisaguñ ko waaye it loi boo xamante ne ci la ñu war a tënku ba tey lan moo waral li ni mel ak ba tey mënuñoo xam ku jegi fan la ñuy féetee Babacar Touré Souleymane Diallo ci tontu yi. statut opposition mënagul a am ci Sénégal ba fi nu toll ñetti at ginnaaw bi ñuy soppee constitution bi ci atum 2016 loi bi nga xam ne moo ko waroon a jëmal ba léegi taxawagul ci li tardeel mbir mi nag opposition bi di ci joxoñ baaraamu tuuma pouvoir bi. bi nga xamante dem nañu référendum askan wi dal di ko koy woteel à la majorité mu waroon des nag moom mu jël ay dispositions particulières maanaam tëgg benn loi def un projet de loi jaarle ko ci assemblée nationale bi ñu régler problème mu statut de l'opposition statut du chef de l'opposition naka lañ koy tëggee ak naka lay doxee ba pare mu jël nag décret d'application. ci wàllam majorité bi moom di wane ne opposition bi ñoom ñoo amul benn taxawaay ci mbir mi. ci loolu sax ñi fare ci nguur gi di xamle ne li nga xam ne mooy statut de l'opposition dinañu ko taxawal ginnaaw bu dialogue bu weesoo. opposition bi ci boppam. comme ñoom waxtaanaguñu seen biir ba déggoo ci dara càmbaraguñ ko dañu leen di bàyyi ñoom ñu càmbar ko mais ala kulli xaal danañ ca toll danañ ca waxtaan ña ca am xam-xam danañ ca wax te yaakaar naa ni danañ ca jël matuwaay nga xam ni mat nañu sëkk pour que loi boobu ñu mën koo appliquer. ci yan critère la ñuy jëfandiku nag ngir mën a taxawal ki jiite opposition bi. li leen doon leneen liy xaajale acteurs politiques yi. ñenn ñi dañoo jàpp ne ginnaaw élection présidentielle lañ ko war a taxawal. sama xalaat man mooy que élection yi nga xam ni benn nit dafay jóg dem dajeek réewam dem dajeek ay am di jàmmam dem dajeek ay mbokkam ni leen man kat dama bëggoon ngeen dénk ma doxal ñu ne ko yow la walla ñu ne président Macky Sall la yow kat yow tuuti nga nekk ko. bëggoon nañu wante antuwul ndax président Macky Sall moo ñu gënal man dama jàpp ne ci élection yooyu ki jiite ci la war a génn ka cay topp ci la war a génn ndax. ñi ci des ñoom jàpp ne élection législative rek moo mën a taxawal ki nga xam ne mooy jiite opposition bi. waaw yoon wi gën a am maanaa daal bu ñu sukkandikoo ci suñu nawle yu ñu wër fii ci CEDEAO bi mooy yoonu palum député yi daal. moo ëpp maanaa ci ñi nga xamante ni ñoom ci réew sowu jant yi ñoom noonu la ñu tëggee seen li ñu tudd statut du chef de l'opposition. Sénégal ñu koy faral di tagg ci wàllum démocratie ci Afrique de l'Ouest waaye lii di statut de l'opposition mënaguñoo fexe ba am ko fii te boo demee ci yenn réew yu mel ni Bénin bi lay xeeti débat sax dépassé nañu ko. waaye digal gi ñu ko dugal ci dialogue national bi tax na ba ñenn ñi di yaakaar ne suñu ci jógee dinañ dépassé bi le débat. beneen xët ci biir xibaar yi biti réew nag lañu koy dooree ci Afrique du Sud Johannesburg foofu nag lañu fa nemmeeku mooy dëkk ba tàmbali naa dal gannaaw ay cong yu métti ya fa amoon ci li ko andi woon du lenn lu dul beddante xeet juróomi doomi aadama ñàkk fa seen bakken waaye nag lu tollook 200 ci doomi aadama teg leen fa loxo ay woy làqu nag yu bàyyeekoo ca réewum Nigéria ñoo ca gënoon a sonn ci yooyu li cong ca jamono jooju nag ca Hong Kong Carrie Lam moom nag mi ngi biral na daañu génne li ñu dippee les textes sur les extraditions loolee nag li ko andi du lenn lu dul askan wa dëkkee foofu rawatina ñi di Hong Kong yi ñoom ñoo génnoon ci mbedd mi doon ñaxtu loolee bëgguñu koo gis ci seen nëpp réew ngir dal gi nag dellu si waat ci loolu moo tax secrétaire d'État bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllum kaaraange gi dina déposer maanaam tekk ab motion de censure ci pencum ndaw réew mi ci jamono ji nga xamante ne dooraat nañ liggéey yi.
yegsi nañu nag ci ponk bu mujj bi di gëstu bi di ñu yóbbu ba ca Kédougou foofee nag am na li ñu fa dippee ay grotte di ay bërëb yoo xamante ne bu ci nekk ak la muy jëriñ askan wa fa dëkkee ak solo sa ca Ecolo nag askan wa ñoom daanaka suñu amoon lu leen jaaxal ca yooyu le grotte la ñuy dem di làqu waaye ca Dendi Felo yooyu le bërëb nag dañu fa nekkoon di defar li ñu dippee ay fusil de chasse ay armes yoo xamante ne da leen di dimbali bu baax ci jamono ji ñu nekk ci àll bi ngir amal ab seen chasse li yaan démbatin xunt ya ca Kédougou mbiru aada la bu njëkk bédiki walla basari ñoo fa daan dëkk di fa dund saa su ne ndax rekk mën a raw ci yenn ci ay ñawteef waaye mu doon ay bërëb yoo xam ne foo ko tudde xel dem ci aada ca Ecolo xunt yooyee ña nga ca àll bu naat goo xamanteel taw ba dafay daal di gën a rafetal seen xar kanam di uti basari yi nekk ci grotte yi basari ñoom dañu monté woon ay devant l'entrée de la grotte des murs comme ça xam nga le pont n'est pas bête bu ñu gisee mur benn mur rek benn ouverture d'une grotte avec un mur dañu xam vraiment ñu doon ne ah fii daal c'est un travail volontairement fait par l'homme donc dañu jël ay xob ñaax bourré lac pour les faire sortir. daanaka safaan wala ñu gis ca Dendi Felo ca xunt yooyee nekkoon ay bërëb ya ñu daan defar ak rekk mën a fexe ba jaay ay fetel ci wàllu rekk rëbb. Bon là on ne sait pas l'heure de la découverte parce que c'est découvert par des chercheurs toujours. si gëstu yi li ñu si nemmeeku mooy rëbbkat yi Mali nañuy jóge Guinée wala sax Mauritanie te si ñoom dafa am groupe buy exploité pëndëx mi mu nekk lu am solo loolu dafay tax ñu jëriñoo grotte bi may leeral ni yooyu rëbbkat am na sax ay doomu Sénégal yu si bokk rax si dolli am na mag bu tudd Saa Moodu wàllu gu am solo la si doon def ndax moom dafa doon defar sax lu ñuy wax fusil professionnel. de la poudre là achetée la poudre achetée en même temps les balles là même il fabriquait des fusils c'est comme des fusils professionnels il est très fort parce que les gens venaient de partout pour obtenir la terre. ca diwaan ga xunt yooyee doon tey bërëb yu am solo cëlal yañ fay amal rawatina ci weeru mai at mu ne ci waxtu yooyee sax dem ca xunt yooyee lu mënuta ñàkk la ca ñoo xamanteel dañu nekk cëlal ba tax na Dendi Felo ba ca Ecolo mënees nañu wax ne dund gu dal moo fa am waaye daal di sorek lool la ñuy gis ci réewu taax yi. mi ngoo ko mbokki xibaaru maraxi fii lay daal di buuxee sant leen gërëm leen bu baax ci teewlu bekk kóolute gi 19h45 Mamadou Ibra Kane dina ñëw yaatal leen xibaar yi ci nasaraan laata loolu nag ñu bàyyi leen ak xibaar yu tukkee ci wàllum jaww ji jërë ngeen jëf.